Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar ju tomb ñett dibéer ñaar fukki fan ak ñeent octobre 2021 ni ñu koy defee ay bés bu nekk di ci dalal gan tey ji honorable Moustapha Diakhaté lañ ci àndal waaye nag dafa am loo xamante ni moom moo dal ci langu politique ci askanu Sénégal rawatina ci askanu Tëngéej loolu laay dippee laata mu ñëw ci hashtag bi mu di rek génn ak àdduna ki nga xamante ni moo di Cora Fall ndam si yàlla si la ñuy wax fi mu ne nii mu nekkoon rek maire ca Tëngéej fa nga xamante fa laa dëkk mu def fa ay mbir yu am solo nekkoon nit ab sportif ndaxte moom ba nii moo nekkoon njiitu saltige bi nga xamante ne ay jamono defoon na fii jaloore sëñ Moustapha defe naa kooku am na ay seede yoo xamante ni mën nga ko ci wax. waaw effectivement xam nañ ko ñu jëkkee li nga xam ne fi mu ne nii moom la gën a soxla mooy ku ko ñaanal. ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xaare ko àjjana jégal koy bàkkaaram te fi nga xam ne fa la féete woon njabootam yàlla féete leen fa. amiin effectivement dafa am tur yoo xam ne boo leen tuddee rek nit ñi dem seen xel Tëngéej. Mbaye Jacques Diop. am si yàlla si. jàpp naa ne boo jàllee rek Cora Fall nga ci teg. dëgg la maanaam boo ko tuddee rek ñi seen xel dana dem ci Tëngéej loolu li muy tekki mooy c'est une figure emblématique de Tëngéej waaye compte tenu de la place de Tëngéej dans l'histoire du Sénégal kon day mel ne boo tuddee Cora Fall rek tuddaale nga histoire du Sénégal parce que ci jamono yi bi parti socialiste yore réew mi avant 2000 ak ba suñ joon yàlla tey jii jàpp naa ne bokk na ci acteurs yi gën a taxaw ci wàllu politique Sénégal mais surtout fi nga xam ne fa la dëkk muy Tëngéej ci wàllu politique ci wàllu sport aussi ñu ràññee ko ci ba nga xam ne ba ni mu faatu bi muy faatu mu ngi yóbbaale nekk président bu saltige bu Tëngéej kon encore une fois daal ma jaale ko waa Tëngéej yëpp jaale ko ay bokkam ay doomam ak soxnaam jaale ko waa Tëngéej jaale ko politique yu Tëngéej yëpp jaale ko sportif yi jaale ko aussi président de la République parce que ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci la bokkoon démb rek am na ku ma dégg muy def témoignage ci moom ne fan yi lim leen bi ñu mujjee wax ak ñoom lim leen doon dénk rek mooy ñu fexe ba doon benn bopp. loolu nag wax dëgg yàlla kon Tëngéej ñàkk na kilifa ku mag Sénégal aussi ñàkk na ko comme li ma waxoon rek moom lay mujjewaat mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana. te fi mu péete woon njabootam yàlla péete leen. jërëjëf ci seede boobu ñu ñëw nag ci xibaar bi nga xamante ni ay bés bi daanaka lëmb woon na mu di sëñ Moustapha ay kaye yoo xamante ni dañ ci gis ay nataalu yenn ci ay homme politique dañ koy tudd sax mu di Mame Boye Diao mi nga xamante ni dafa jëloon ay kaye def ci nataalam ba noppi am fu mu ko maye ko fa nga xamante fa la fekk baax di dëkkam keneen koo xamante ni da koo feelu di rek ministre bi yor lépp la aju ci wàllu rek ndaw ñi ma jël ay sac def ci effigie boppam loolee nag ba mu amee ñi ci wàllu njàng mi ku ci nekk yéngi ci yàb bi ci ñun nag dañoo tànn njiitu waa ñi nga xam ñoo di Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal UNAPS Abdoulaye Fane mi nga xam ne moo di seen ab njiit moom si boppam gannaaw ba mu ko ñaawlo ba noppi la mu bëgg moo di ñu jële kay yooyu foofee te loolu sax daanaka nekk na ci xibaar yi ñu mujjee jot te it muy sàkku daal ci fi mu ne nii le ministre bi yor lépp la ci wàllu njàng mi bépp xeetu kay boo xamante ni dañ ko defar laata ñu koy produire ñu teg ko nit ñi jëm ko xool ñu teewlu Abdoulaye Fane daal di ñëwaat. yëg nañ ko comme sénégalais yëpp benn responsable politique bu dëkk Kolda boo xam ne bii dafa jël ay cahier dal di ciy def nataalam photom loolu moom dafa rafetu jekkul wàllu politique dafa am waaye wàllum njàng ak njàngale dafa am bokkuñu képp koo xam ne kii nag da ngay politique mën nga utiliser yeneen médium pour mën a vraiment dal di wane sa image ak la nga fa def ñun nag lu leer la ñu wax nee nañu nañu retiré cahier yooyu nañu ko retiré et nous interpellons l'IA l'inspecteur d'académie pour mu retirer loolu et ñun dinañu jéem a def ay jéego demander ministère désormais situation yi mel ni bañ a amati pour que ñu dal di def seen ci ministère benn kuréel boo xam ne bi képp koo xam ne kii da ngay defar kay bala nga koy jaay di ko commercialiser wala nga koy maye nga dal di déposer ay échantillon au niveau du ministère bu ko defee ñoom ñu dal di xool ndax jaadu nañu dal di koy joxe wala déet je crois que situation yi mel ni aussi jàngat la war a doon pour ëllëg ci biir ñu mën a fexe ba lu mel ni bañ a amati ci réew. Abdoulaye Fane di njiitu UNAPS sëñ bi honorable moo doon wax dégg nga mbir mi. waaw moom de man yëg naa ko bi ma ko yëgee itam nag nii mu ko méttee la ma méttee ndax école dafay barab boo xam ne waris fa feeñal ay parparloo ci politique ci parparloo ci diine ak ci parparloo ci xeet école dafa neutre moo tax bi ma ko déggee métti na ma lool ci waxtaan ak ñoo xam ne jege nañu président de la République ne leen pour njëriñam moom Macky Sall ak njëriñu république bi war naa fexe ba kay yooyu moom ñu génne ko ci ñu delloowaat ko borom. mel na ne xibaar yi nu mu jot. joxe na ndigal ne nañu nangu kay yi waaye nag jàpp naa ne mënuñoo yem foofu rek ndax boo ko rappelé woo ci élection présidentielle bi.
dafa am benn jàngalekat bu ñu fi sanctionné woon. très bien ci juge bu mu tuddoon Ousmane Sonko très bien. ma jàpp ne la ñu defoon jàngalekat boobee waras na koo def Mame Boye Diao. waras na koo def Néné Fatoumata Sall c'est-à-dire par exemple mënut a yem ci ne leen nañu jël seen i kay ak seen i saak ak seen i saak dañ leen a war a sanctionné jàpp naa ne ñooñu amuñu place di yor ay responsabilité ci république ministre bi dañ ko war a dindi directeur bi dañ ko war a dindi. parce que loolu c'est inacceptable gis nga socialiste yu bon lu ne def nañ ko Sénégal waaye yu mel nii moom mosuñu ko def et puis ay naka ngay jëlee say cahier di ci def sa photo di ko jox ay élèves maanaam pour xale yi nekk sa support de propagande politique xam nga nit ki am na droit def propagande politique waaye bu mu jël ay xale di leen def support propagande politique et loolu day jëf joo xam ne jàpp naa ne bàyyi ko mu jàll moom c'est inacceptable président war naa diligenter enquête ba ñu xam fan la jaar maanaam ndax bu fekkee kay la yu muy joxe ci école yi xanaa IA ba war na ko yëg. xanaa directeur yi war nañ ko yëg. ñooñu bu ñu ko yëgee bàyyi ko mu def ko jàpp naa ne aussi ñoom war nañ leen a sanctionné nañ sanctionné jàngalekat ba bindoon ab juge dugal ci Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi kon encore une fois maa ngi koy ñaawlu tey ñaan président bi mu jël mesure yu forte ba bu ëllëgee kenn du gént jël sa photo di ko def ci ab saak wala kay di ko jox ay élèves. kon daal ñu bañ a def kumba am ndey kumba amul ndey. mën tam kumba day am benn gis ne léeg-léeg nit ñi naan la waaw mbër yi daanañ ko def. xam nga mbër yi ñi defar kay yi di ko jaay ñoom ñoo doon campagne mbër yi pour seen kay jaar am te kon d'accord ma ci loolu parce que damaa jàpp ne maanaam waruñoo dugal suñu bopp doom yi ne leen maanaam doon mbër c'est une réussite sociale waruñoo dugal suñu bopp doom yi ne leen doon footballeur réussite sociale la c'est-à-dire li ñu war a def li ñu war a dugal suñu bopp doom yi mooy ci xam-xam la askan yi di rawaatee kon encore une fois daal lii nga xam ne Mame Boye Diao def na ko parce que dañuy tudd tur wi man du ma ko war a bagaj ak Néné Fatoumata Tall par exemple war na leen a sanctionné loolu mooy benn bi gis nag élection locale yi ñu jëm moom waruñu cee bokk parce que ñu mel nii ku leen jox mairie ñu def musiba daañu ko def seen yëf bopp ndax li ñu wane waay li ñu wane leer na naañ ku leen jox mairie ñu def ko seen yëf bopp kon encore une fois président de la République non seulement wax na ne nañu retiré kay yi saag yi waaye ñooñu moom waruñoo bokk ci élection te jàpp naa nag loolu sanction bi gënoon nag mooy mu limogé leen jëlee leen ci direction yi ak ministère bi nga xam ne moom la ñu yor ndax kay dafa garaaw école kenn du ko fooye gis nga école di war a su ci dugal diine wala su ko dugal affaire région wala su ko dugal affaire xeet wala su ko dugal politique école moom lenn dong lañ fa war a dugal mooy jàngal ndaw ñi bañ a am xam-xam. aywa di rek kàddu yu honorable député bu ñu waxee député suñu xel dafay dem ci li nga xamante ni lëmbe na Sénégal jamono yi mu di wàllu passeport diplomatique yi nga xamante ni daanaka boobu ba léegi bi ñu ko waxee coow li bi mu amee nag nga ko jàngatee ancien parlementaire. waaw bi ma ko ancien déggee président. non bi ma ko déggee daf ma métti trop parce que mbirum passeport diplomatique man xam naa lu am ba yëfi ak si fii parce que ñun bi ñu ñëw assemblée. madame règlement intérieur assemblée nationale li mu wax mooy benn député bu ne am na droit am passeport diplomatique. waaye jabaru député bokku ci jëkkëru député bokku ci. ginnaaw ba nag ci jamono yi 11e législature. ña fa nekkoon fexe nañ ba muy waa les libéraux ñu fexe ba léegi boole ci jëkkëru député ak benn jabaru député ñun biñ ñëwee mu am problème. 12e législature. problème bi mooy Sénégal day réew moo xam ne dañ fay légaliser am ñaar ñett ba ñeenti jabar muy polygamie. am député yu bari yoo xam ne dañoo nekk ay polygame ñu ne ñoom mënuñoo jël benn passeport di ko yóbbu seen kër dañuy tas seen kër. ci biir loolu benn bis Mankeur Ndiaye ñëw fa indi fa benn loi bu ñu waroon a ratifier benn accord bu ñu waroon a ratifier benn convention député yi posé débat bi en commission. ne ko nag ginnaaw Sénégal nit ñi am nañ droit ñeenti jabar état bi warul def xàjj ak seen ci diggante jabaru député yi. loolu ma des na koo dégg parce que discrimination jaaduwul ci état nu warul discriminer Mankeur Ndiaye joxe accord de principe am léegi bi mu ñëwaatee plénière keroog bi mu ñëw député yi yëkkatiwaat kàddu ne ko dañoo bëgg daal nga fexe ba léegi ku am ñeenti jabar mën a am ñeenti passeport diplomatique. am na jamono yooyu député yoo xam ne sax ñoom dañu woon duñ laal passeport bi parce que mënuñoo duñ tas seen kër. donc Mankeur Ndiaye d'accord ci principe ne léegi kon ginnaaw légalement nit ki mën a am ñeenti jabar ku ci am ñeenti jabar boo ñëwee daañu la wutal ñeenti passeport diplomatique. alors ci borox boobu nag apparemment ci la ay député dugg pour yor benn jabar ba nag fexe ba am ci ay këyit ñeenti jabar di jaay passeport diplomatique. kon en fait buntu la boo xam dañ ko defaloon pour député yi ñaan ko ñu may leen ko. waaye mel na ne li wolof yi wax naan ñi gàmmoo ngi raas déem daam ñoo xam ne dañ doon raas passeport diplomatique pour di ko wutal ay soit seen i jabar wala ñoo xam ne sax duñ seen i jabar. seen i coro waaye ay nit la ñoo xam ne da ngeen di fay 5 millions ñu defal leen passeport diplomatique présenté wu comme ay jabar. loolu man ba ma ko déggee dafa ma métti li ma sàkk woon nag ñoom ñi ngi ci tudd nañ démissionné. démissionné wuñ waaye pour le moment ministre bi demandé na. ñu lever seen immunité parlementaire.
assemblée nationale commencé na liggéey bi jàpp naa ne balaa weer bee jeex moom seen immunité daañu ko ni ba nag yoon mën leen a topp li may ñaan nag mooy yoon na dem ba jeex parce que nag mbir yi mënut a simple ni ñu ko foogee parce que nag bu fekkee service yi nekk assemblée tey defar passeport yi tey maanaam ñooy jël kayit di ko yóbbu ministère xanaa nit ku ñëw sa juróomi at mu am fukki jabar ak juróom mais war naa attirer sa attention day yomb nga ne mais attends mais lan moo xew pourquoi waa ji daam jabar yu bari yi xanaa war naa benn loolu au niveau de l'assemblée maintenant ñi nga xam ne ñooy ministère des affaires étrangères ñiy defar passeport yi xanaa ñoom itam bu fa nit ñëwee juróomi at mu indi fukki jabar ak juróom yi bokkul mais war naa attirer seen attention kon encore une fois war nañ def enquête bu xóot ci niveau assemblée ba xam yan complicité moo ci nekk yan au niveau du ministère des affaires étrangères yan complicité moo ci nekk li tàmbale ci service bi ba ci ministère yi fi jaar ñu enquête yu xóot bu ko defee ñu xam ko maintenant nag en attendant loolu di am li may sàkku ci président public mooy passeport yi nga xam dañ ko may jabaru député yi ak jëkkër député yi dañ ko dindi su ko defee député bi rek mooy am passeport ni ko règlement intérieur assemblée nationale wax su ko loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a def aywa wax nga ko léegi mu di wàllu immunité parlementaire li ci njëkk a jaaxal nit ñi moo di ni Sonko jaar na fi bari woon na coow waaye ñu jàllale ko ci na mu gën a gaawee mais bii naam sax assemblée ñi ngi woon ci nekk ñu woon ci session dañ nekkoon ci bër mais dafa jël temps torop nit ñi nag ñaawlu ko waaw xam nga loolu nit ñi am nañu sax droit ñaawlu ko parce que xam nga Sénégal nit ñi seen xel dalut seen justice parfois ñu nekk à raison wala à tort bon maintenant mbirum Sonko jàpp naa li tax mu gën a gaaw mën na ko comprendre aussi Sonko Sénégal nit ne moom nit doomu Sénégal moo ko porté plainte ci affaire viol effectivement gendarmerie woo ko mu ne du wujji bu ñu lewewut immunité parlementaire kon il est normal que assemblée renouveler immunité parlementaire loolu féete boor maintenant yàggoo yéexoo ñi nga xam ne ñoom lañ tudd ci mbirum passeport diplomatique moom jàpp naa ne seen immunité daañu ko lever yoon dana def liggéeyam su fekkente ne vraiment dañ doon dugg ci jaayi passeport boobaa nag Sénégal war na leen a daan yu metti justice war na leen teg daan yu metti ba ba ëllëgee seen xel dootu ko xalaat parce que nag jëf ju bon la parce que yow nit ñi fal la di la tuddee honorable di la fay weer jox la lépp di la jox xaalis booy liggéey avantage yu bari amul loolu lenn looy def lu dul ni maanaam jumtukaay gu ñu la may pour yombalal sa liggéey muy passeport diplomatique nga di ci wutub xaalis loolu wax dëgg yàlla gàcce mënu koo raw su ko defee encore une fois day daal di diis gann ci ñi nga xam dañoo àndoon ak Macky Sall bi mu xëccoo Abdoulaye Wade ñu farak moom ba Macky Sall gagné Abdoulaye Wade mu digg réew mi une gouvernance de rupture une gouvernance sobre et vertueuse ba pare ci biir nguuram nga gis ci ay nit yuy def ay passeport diplomatique di ko jaay rawatina ci ñu bokk partem ak ñoo xam ne dañ jël ay seeni photo di ko def ci ay kayit di ko may ay la pour def campagne électorale je crois que véritablement jot na sëkk nag président ji boppam xoolaat taxawaayam xoolaat ci doxalinam ba nag xar kanam bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci moom mooy réew mu jub yorin wu sell yorin wu yiw mu delluwaat ci parce que nag pour le moment vraiment gàkk na quoi. immunité bi ci laay de sa temps est-ce que kon ñun am nañ député yu ñu bëgg bu dee dañuy xaar coow li lépp am pour ñu ni dañuy def commission nangam sànkam pour teggil leen seen malaan. waaw loolu moom règlement intérieur moo prévoir loolu xam nga député mënut a teggil boppam mbalaanum sutura benn. ok assemblée nationale aussi mënul teggi mbalaanum sutura ci coobareem ci député mbalaanum sutura mu kenn rek ko sañ a laaj pour ñu teggil ko député muy justice. su ko justice laajee nag assemblée nationale door a commencé la mu war a def mooy procédure bi mu war a jaar te règlement intérieur prévoir ko mu jaar ci ba nga xam ne teggi mbalaanum sutura muy dindi immunité kon jàpp ma ne problème bi am nekk na problème assemblée nationale. pour le moment li yoon wi ñu jaar baax na. je crois que balaa weer dee moom loolu dina féete bon. incha allah kon ñu gis ni daanaka ay député yoo xamante ni dañuy xeex député yoo xamante ni dañuy def njublang ci wàllu passeport ñu leen ciy tudd ak it ñoomin seen di def naka su dul noonu est-ce que ñun kon vraiment sax soxlaati nañ assemblée nationale. ok xam nga sëñ Fall xam nga assemblée. waaw téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi député ñoo fa ne. li coow li bari maanaam ñëpp a léxoor matugul fukki député kon mu ne su la jàppee seedu ayib ñu peinture ko assemblée bi ñëpp ne député yëpp dañoo bon déedéet. duñu wax ne assemblée daa bon parce que du assemblée moom moo jaay passeport diplomatique ay député ñoo ko jaay du aussi 165 députés ñoo jaay passeport diplomatique ñaari député lañ ci duggoon pour le moment même xeex yi ngay dégg ay député yu néew lay concerné kon encore une fois problème bi du problème assemblée sax problème ay député yoo xam ne dañoo ayib parce que nag damay bëgg ñu mooyu su fekkee askan da nga caa bokk nga def ayib bu ñu ca bëggee moole askan yëpp day compliqué sëñ Fall jàpp naa bis boo jàppee ne parce que am na journaliste bu ñu jàpp tëj ko ci escroquerie nga ne journaliste yëpp ay escroc lañ boo la ko waxee doo d'accord kon nag mooy itam du ma mën a d'accord ci kon daal défendre nga leen fii non mais ça parce que ñëpp ayib buñ xam nga askan moom benn nit bu ca bon sax baaxut waaye nag wax dëgg yàlla du tax nag askan yëpp maanaam lu ñu wax ne ñax ko dana ko tooy d'accord waaye nag gis nga jëf ju bon moom moo toj njàpp ñooy
nit ku ne yaay toj sa njàppul bopp waaye kenn mënut a wàllaat njàppul toj kenn du ko wàllaat. aywa mu direct seen émission hashtag news ci dibeer ñaar fan ak ñeent octobre 2021 di ci daal rek honorable Moustapha Diakhaté ñu jógee ci penc ma tarxiis dugg ci local yi biñ ko waxee ba léegi li ñu naan coalition yi mel ni tuleeg màlle bi nga déggee ay coalition yuy taxaw te xam naa ni sax jeexagul naka la def yow. waaw xam nga dafa bokk ci rek ni histoire u Sénégal ni muy doxee at yëpp mooy ñaare ñii def politique dafa am lu ñu xewal mooy dañuy lëkkaloo pour sot ki fi nekk bu daanoo ñu séddoo place yi loolu moom mooy dafa bokk ci léegi histoire politique u Sénégal defoon nañ ko 2000 ñu nekk ci opposition bi ñu cëpp lëkkaloo sot Abdou Diouf ba mu daanu ñu séddoo place yi 2011 aussi 2012 bi nga xamee ne Abdoulaye Wade aussi xawoon naa jaaxal gars yi ñëpp daal di lëkkaloo sot ko ba mu daanu ñu séddoo place yi mais li nga xam ne moom nga ci seetlu mooy coalition yi amu ci benn bu am programme politique. c'est-à-dire programme bi mooy na waa ji daanu ñu séddoo poste. alors bu dee élection locale nag man bi xam naa ne dina mënut a ñàkk jafe parce que élection locale coalition yàggu fi 2009 la commencé opposition bi di dem ci coalition. mais 2009 bi ñu nekk ci coalition yi aussi parti yi ëpp ci réew mi dañoo bokkoon ci benn coalition muy Benno Siggil Sénégal. c'est pourquoi ils ont gagné bii nag li bees mooy. coalition yi dafa bari ci opposition. torop déjà am na ñaar yu mag. muy wallu ak yeewu. ak yeewi. tur yi sax maîtriser guñ ko à 100%. yeewu ak wallu. waaw yooyu non seulement day am dana am problème ci seen biir. commencé na léegi déjà mais li gën a garaaw du loolu mooy opposition bi noonu mu tasaaroo day yombalal la victoire de Benno Bokk Yaakaar. et loolu je crois que c'est une erreur monumentale boo xam ne opposition bi ñu ngi koy commettre fi mu toll. parce que li amoon 2009 gëwuma ne dina amaat 2022. parce que ni opposition bi ànde woon Benno Siggil Sénégal gagné Ndakaaru gagné Guédiawaye Pikine gagné Thiès gagné Mbour Kaolack Louga Saint-Louis gëwuma ne bii yoon dana demee nii. bu ñu deful ndànk rek parce que à supposer même opposition bi am 60% de l'électorat bu fekkee ñii dañoo jël 20 ñii jël 25 ñii jël 10 bu APR Benno Bokk Yaakaar amee 40 rek jël lépp parce que affaire bi raw gàddu la. encore une fois je crois que division bi opposition bi divisé moom dana yombalal. Macky Sall li mu bëgg mooy gagner élection parce que nag affaire bëgg a gagner moo tax mu nax opposition bi fexe ba élection yi defuñu ko 2019 mu di ko toppale di defaru ba jekk bi mu jekkee ne leen nañ dem élection opposition bi non seulement ñu ànd pour dem élection waaye ñu tasaaroo pour dem élection dañuy ñàkk. effectivement ñi ngi tasaaroo parce que gis nañ Yewwi Askan Wi ku ñu woon ni Pastef bu nekk département bu Dakar dina am problème ak taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall kenn du ko gëm loolu gis nañ ko beneen bi mooy ci biir wàllu ñu gis parti démocratique sénégalais ak bokk gis-gis papa ak doom sax laa ko mën a dippee waaw yaa ngi rek kay coow amati bu Benno Bokk Yaakaar dinaa ci ñëw seen ak PS mais loolu noonu bi amee Moustapha mais est-ce que du sax moom la may wax saa su ne 6-9 est-ce que du ma ni politique yi dañoo yëpp askan wi sax dañoo yëpp askan wi parce que en réalité problème mu wallu Yewwi Sénégal maanaam du Pastef ak taxawu Ndakaaru déedéet problème bi du loolu. xam nga ñoom ñaar dañu war a ànd. Ousmane Sonko moo wax Sénégal yëpp ne du bokk coalition. benn moom mu ñëw mu ne ñi yoroon réew mi seen yoru bon woon ku leen rey sax dagan na. du mu nangoo ànd ak koo xam ne dañ koo jàpp ci détournement de deniers publics muy l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall tëj ko nga nangoo ànd ak moom ci élection locale léegi moom nan lay xoolee Sénégal yi nan leen ñun waa APR dañoo sàcc àll réew mi wala dañoo bëgg a indi yor yu bon kon coalition boobu daa wërtu woon a am. bay tas maintenant dafa am loo xam ne Ousmane Sonko def ci juum. muy. ñoom dañoo joxoon directive seen i militants ne leen investir leen ñoom ñu def seen i investiture. ñu may ma ñu dem pause nañ ñëwaat ci Ousmane Sonko bi xam naa fi ma ko daggee baaxul waaye dañ koy reprendre rek Babacar ñu dem jëli sunu xaalis ñëwaat mu direct seen émission hashtag news di ci dalal honorable Moustapha Diakhaté Maodo Fall Babacar aywa. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett émission bi neex na trop Babacar dimanche ñaar fan ak ñeent octobre 2021 honorable Moustapha Diakhaté lañ fi dalalaat sànq ñu ngi woon ci kaw Sonko. oui xam nga Ousmane ñoom waa direction Pastef dañu waxoon seen i militants ci réew mi yëpp nañ def seen investiture gars yi dégg ndigal def seen investiture jékki-jékki Ousmane Sonko dem créer benn coalition moom waa Khalifa Sall ak ñoom sëñ Moustapha Sy extra léegi nag ñu bëgg xale yi maanaam investiture yooyu ñu tegoon ñu teg ko fële def indi leen lu bees benn ci biir coalition bi aussi ñu am accord bu ñu defoon boo xam ne baaxu ci waa Pastef rawatina ci Pastef Dakar parce que dañ ne kenn fenn fu ne ña fa jiitu ci local yi wala présidentiel ñoom ñooy investir kon kenn normalement taxawu Dakar ñoo war a investir mais fekk na waa Pastef ñoom def seen investiture ba pare à la limite je crois que moo tax gis nga boo jiitee ay askan ay nit da nga leen defi nawle
looy def ak ñoom nga wax ko ak ñoom bañ d'accord ci waaye mënuloo rek dans haut toog ci kaw di jël di décider di ko wàcc suuf du sotti et je crois que non seulement commission coalition waru woon a am parce que jàpp naa ne bu fekkee Ousmane Sonko li mu doon wax ci nit ñi moom la gëm ne dafa bëgg a soppi réew mi xeex njublang waru woon a nangu di ànd ak Khalifa Sall ñaar directive yi mu joxoon ay militants je crois que bu ko sàmmoon xëy na lu mel nii du am. et puis leneen lu ñu nemmeeku aussi sax ci coalition bu dama ci des ba léegi yow askan wi moo di un jour sax maa ngi ciy xaw a tooñ benn waa Pastef bu fi ñëwoon toog. ma ne ko xanaa Ousmane Sonko moom mooy grand frère u Khalifa Ababacar Sall ndaxte biñ tàmbalee yeewu ba léegi Khalifa Sall mooy def lii mooy dox mooy dem mooy nangam am na lu ma tegal loo xamante ni man sama xel nanguwu ko. waaw en fait xam nga man li ma jàpp rek mooy gis nga seen coalition yi daa am lu ko taxoon a jóg mooy coalition xoqatal Macky Sall moo ko taxoon a jóg. waaw dañ ko doon tiital war ne grande coalition parti yëpp ànd nañ léegi pour wax ko ne ko 2024 moom bu sa xel nekkee tey nga dee en réalité du coalition boo xam ne pour njariñu réew mi la c'est une coalition politicienne loolu moo tax loolu tax ma ne waru woon a am waaye bi mu amee ba noppi mu tas man bettu ma maintenant nag tas yooyu ñuy tas ci tasaaroo gi ñu tasaaroo déjà ay coalition ci biir coalition mu am ay tas loolu moom boulevard bu rëy la ñu ubbil Macky Sall pour mu gagner et très largement élection locale yi te bu ko gagné teg ci législative gagné ko. ki koy tee bokk 2024 dina ma jaaxal. kon boobaa coow troisième mandat day ñëwaat de. day amaat. ah booba parce que nag bu fekkee gagné na local gagné législative su bëggee bokk dina compliqué pour gars yi mën ko dellu kanam parce que en réalité xam nga Sénégal yi dañuy mujj dem ba yàgg ñu jéppi nitu politiciens yi ba xeex bu ñu leen woo duñ leen ci wuyu parce que seen xeexu bopp la ñuy wooy nii mais duñu woo nit ñi ci xeexu xas. seen intérêt la ñuy imaginez Fall. ANSD rapport bi mu génnee bëgg démb ne Sénégal $1 million yu pauvre moo fi am 2010. ci ndóol gi coow li ba léegi. booba Covid bi ñëwagul kon li ñu mën a jàpp mooy lu mu tuut juróom-ñeenti millions Sénégalais am nañ ci 17 millions de Sénégalais. ñàkk googu ban opposition nga dégg mu wax ci. même coowul assemblée nationale bi ci passeport diplomatique est-ce que dégg nga ñu wax ci. dañu ne miix je crois vraiment li muy tekki mooy gars yi moom li leen intéressé mooy nu ñu fexe ba ki fi nekk ñu jëlee ko fi jël place am loolu nag xëy na mën naa intéressé politiciens yi mais gëw mën a intéressé Sénégalais yi Sénégal nag bu fekkee da nga leen di woo ci loo xam ne du seen njëriñ dañuy toog di la seetaan. beneen coalition boo xamante moo di wàllu ñu gis ni it ñàkk junooy xalaat am na ci parti démocratique ak bokk gis-gis. te boobu it nee nañ très grande coalition lañ ko dippee. waaw très grande mooy xooxatal Macky Sall rek pour wan Macky Sall ne ko boo nu téyewul dëkk bi daal yow daal la jaxase mais en réalité coalition boobu Pape Diop. PDS la nekkoon. oui. ndox ma tànk bu ne ma takk ko fa Abdoulaye Wade daanu bokk. tey jii moom ñuy àndaat ak moom c'est-à-dire ñoom respecté wuñ Sénégal yi. c'est-à-dire normalement Pape Diop ku ne waroon na ànd ak PDS ci coalition ba mu des moom. mais politique la non mais lan mooy politique. souvent ñoom loolu la ñuy wax. kon en politique. souvent loolu musiba mi gis nga nit ki gis nga ku ferme xam mi ba ngay faatu boo naag ba ngay naag wala nga faatu loo fi def boo demee àllaxira da nga ko dégg. politique moog jullee woor a yem. dafa war nit. maanaam politique bu baax moo war nit. politique bu bon kooku maanaam mu daa bon. loolu moog lu ñu araamal nga ko war a jàpp kon encore une fois li garaaw mooy bu ñu demee ba nitu politiciens yi loo def ci lu bon rek ñu ne politique la parce que nag àndoon ak Ablaye Wade mu daanu ko tàggum Ablaye Wade toog fii bis bu tegum dara kam ne Pape Diop danoon rey ay puune ñu jékki-jékki séenal leen ñu ànd def coalition bi sëñ bi loolu dafa doy waar. li ko waaj waxee ku ñu yëpp. waaw bi ci des Abdoul Mbaye ñoom. waay Abdoul Mbaye ànd ak ñoom Macky Sall ñu xeex PDS ba mu daanu ñu ne déet bi ñëwee assemblée nationale ñu def benn motion de censure waa PDS déposé motion de censure keroog lu dul tam def nañ ko Abdou Mbaye. tey jii waa Sénégal gis Abdou Mbaye àndaat ak waa PDS di xeex Macky Sall parce que daa xuloo ak Macky Sall mais sëñ bi ñii kan lañ yëpp. comme ni nga ko waxee sànq c'est-à-dire que à la limite booy xool ba yàgg maanaam nitu politique teguñu Sénégalais yi fenn mais nag gis nga loolu tax mu yomb. Sénégalais yi ñoo bëgg ku leen tega di fenn. li si Anta Diop sax na Sénégalais yi boo ko naxut day yaakaar da nga koy war loolu moo nu jàpp ba léegi. beneen boo xamante ne aussi nemmeeku nañ ko ci biir Benno Bokk Yaakaar jamono yee ñu gis ni parti socialiste ñoom dañ ni Abdoulaye Wilane sax moom da ko fësaloon ni effectivement duñuy déposer seen caution loolu bu mu amee ñu ne Aminata Mbengue Ndiaye dina daje ak le chef maanaam président Macky Sall ñu toog waxtaan Aminata Mbengue Ndiaye génn ni ñoom li ñuy def mooy ligne droite bi la ñu def moo di dugg ànd ak Benno Bokk Yaakaar. loolu it beneen coow la encore. en fait loolu du bëtt ma je crois que mooy lii bu ma déggee Wilane di wax dama jàpp ne dañu xëble rek xam nga daa am wax yooyu bu ko nit politicien waxee soo ko dégloo boo ko xalaatee baax day demander audience. xëy na peut-être jamono ji dañoo gis président te. xamuñu ban kii la leen bëgg a lekkee. ñu yëglu dañuy yëglu rek yëglu man ba ma déggee wax jooju teguma ko fenn parce que xam naa yëf yi ni muy doxee. yooyu yëglu lay doon bu ko defee xëy na ñoom la ñuy bëgg mooy fi nga xam ne ñoo fa nekk maire. ñu bàyyee ko ak ñoom. yëglu ñu fañ nekk maire ku mel ne Abdoulaye Wilane ñu bàyyi ko Kaffrine. yooyu la rek c'est-à-dire mooy li ma la wax c'est-à-dire que politicien moom sëñ Fall
boo déggee mu wax dara xamal ne fu 90% yi wala 99% yi njariñu boppam a tax waaye askan wi toog koy wax. mais loolu noonu est-ce que du na saxal maanaam gis-gisu askan wi envers parti socialiste. am na ba pare waaye du moment que ñu ngi naan scission wala ay plan B lu na yaa ngi ko ciy def. am na ba pare xam nga Sénégal yi moom boo leen laajee bu ñu la waxee seen dëgg li ñu jàpp mooy politicien lu mu la wax du dëgg. loo ko jox mu sàcc ko. loolu lañ ñu jàppee. waaw ñun politicien ñun Sénégal ni bët yi ñuy xool mooy luñ wax du dëgg te luñ ñu jox ñu sàcc ko noonu la ñu Sénégalais yi gisee te nag dañagut parce que da ngay gis ay jeunes politiciens sax nga jàpp ne xëy na ñii ñoo war a soppi gis-gis boobu mais pratiquement ñoo yées ñi leen ñi fi newoon. lu koy dindi pour yow. xanaa soppi gu rëy rëy li ko mën a dindi nag bokk na ca ñu am njiit lu baax maanaam bis bu yàlla dogalee Sénégal am président de la République bu mat sëkk président de la République boo xam ne soppi réew mi mooy yitteem dina deñ gis nga aw askan du baax askan du bon aw askan njiit lu baax mooy defaru askan njiit lu bon moo koy yàq en réalité lenn rek mën a soppi mbir mi Sénégalais yi am xarañu ràññi ba teg ci réew mi koo xam ne réew mi ko gënal boppam soppi réew mi mooy yitteem su boobaa dina ko def gis nga histoire adduna bépp yi ngay dégg général de Gaulle benn nit la bi muy dem France Angleterre pour deuxième guerre mondiale di bàyyi général maréchal Pétain ba mu dem wéetoon na trop waaye ba muy dee si am na ndam di soppi France même Sarkozy mu mujj mi boo xoolee assemblée nationale France parlement France la fa soppi Sarkozy moo ko fa def donc un bon leader maanaam kilifa gu mat kilifa mooy soppi réew gis nga président Jean Moujoma dañuy daje Paris. mu wax keroog mu ne Afrique li mu ñàkk. la ci ëpp mooy kilifa gu mat kilifa. kon encore une fois li nu dese rek mooy am kilifa gis nga boo xoolee même sunu tarixa yi li leen di dundal ba léegi ñële maanaam matu ña sos tarixa yi. waaw mooy ñëw ba léegi. kon encore une fois bu ñu bëggee Sénégal soppi ko moom am président de la République bu nekk ab soppikat. loolu nag amaguñ ko. amaguñ ko de waaw kuñ fi fal ku ne la ngay def mooy nooy def ba toog fi. nooy def ba yàgg fi. sa bopp d'abord. ku bëgg a falu ku ne nooy fexe ba jëlee ki fi nekk jël li toog ci jal bi. waaw toog ci jal bi. mooy yitte politicien toog ci jal bi. kon Sénégal dina yéex a dem. dina yéex a defaru. aywa ñu wax ak kuréel gi nga xamante ni yaay njiit ba muy Manko Taxawu Sunu APR mi ngi existé jusqu'à présent. pas tellement parce que en réalité ñun dafa am leen lu ñu bëggoon def dañu waroon a soppar ñi dañ ko waroon tuddee dañu waroon créer beneen kuréel bu bees malheureusement bi jamono yi ñu koy waaj a créer dajeeg muy wàgg bu mujj bi ci coronavirus. loolu moom même wutoon nañ même bis bi ñu waroon def lancement bi ba préparé yëpp thème yeeg yëpp. malheureusement rek. wàgg bi ñëw. bon man nag damaa respecté kër docteur. lañ ma wax ne de raxas sa loxo ak sa pompe ak sa masque. maa ngi di raxas sa loxo. di laal gel di takk masque tey mooy ndaje yi. loolu moom bi ko docteur waxee ba léegi loolu laay def bés bu ñu ko dindee nag ma door a bàyyi. incha allah waaw loolu mooy sama yitte. mais en fait ñun beneen dañu waroon a mouvement parce que en fait même boo xoolee ci coalition yi ma doon naa liggéey ci coalition bi. je travaille avec président Abdou Mbaye. ak Mamadou Lamine Diallo ak Thierno Alassane. loolu boobu li ma bëggoon mooy créer coalition boo xam ne ña koy bokk mooy CRD ak coalition jot na. su ko defee ñoom ñu ànd malheureusement ñoom Abdou Mbaye dem ànd ak PDS man nag ginnaaw damaa bàyyi woon PDS 2009. di xeex PDS ba PDS daanu dama dund nangu ma ànd ak parce que damaa meree Macky Sall di ànd ak waa PDS di xeex Macky Sall loolu man sama xel xalaat ko beneen coalition bi aussi tax mënu ma cee bokk mooy man mënu maa nekk ci Sénégal xam ne Khalifa Sall li ñu ko jiiñ moo ko def détournement de détournement de plus de presque 2 milliards de francs CFA ci caisse d'avance boo xam ne da ko doon def ay fausse facture coalition bu ko mel noonu bokk du ma ci mën a bokk kon encore une fois ñi nga xam ne ñoom laa commencé liggéey guddi ñu toll moom mooy coalition réewu ngor bi nga xam ne Thierno Alassane Sall moo ko mi ngi koy teg ci taab ñi ngi koy waxtaane xëy na danaa ca bokk pour nekk candidat quelque part mais wóoragut waaye li ci am soog mooy danaa ànd ak ñoom moom ci liggéey bi ak fu ñu am liste fu ne danaa fa dem pour bokk ci campagne bi parce que jàpp naa ne liste coalition boobu am na cohérence boo xam ne warees naa ma tax li ñaan yàlla nag bu élection yi jàllee ñoom Abdoul Mbaye ak ñoom Mamadou Lamine Diallo ñu dellu siwaat créer benn coalition boo xam ne CRD lay doon ak jot na ñu xool les nouveaux leaders yi nga xam ne ñooy feeñ boole leen ci su ko defee ñu mën a construire une alternative pour les locales pour les législatives avoir un bon projet de réforme de l'Assemblée. Deuxièmement aussi préparer un bon projet pour le président pour l'élection présidentielle de 2024. yooyu moom fas naa ci yéene liggéey mais pour le moment moom ginnaaw élection locale lañ toll dinaa ànd ak Thierno képp koo xam ne gis naa nga yorub liste te ma jàpp ne yow soo faloo doo jëlaat sa mandat dem may ko Macky Sall wala nga jaay ko ñooñu dañ fexe ba ànd su ko defee lu ñu am xam ne loolu la yàlla ba naa nag boo waxee Sénégal ñu naan doo da ngeen wéet déet wéet garaawut day wax toujours ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy génne Màkka jëm Madina ñoom ànd loolu bëri wut
sëñ Tuubaa moom kenn gënu koo wéet 27 ans la am Gabon nday fekk fa bay fekk fa doom fekk fa kenn fekk moom ak yàlla kese bi mu ñibbisee Dakar sax gaa dañ ko tëj njaarim def ko résidence surveillée ne ko du ko ku la neex nga gis ko kon wéet bunut li bon kay mooy di maanaam nekk ci ndëng parce que dama jàpp li sëñ Tuubaa def ne boo nekkee ci yoonu baax soit da nga ca fekk nit wala nit fekk la ci kon encore une fois man ànd ak man kese wala ànd ak ñu néew moo ma gënal vendre mon âme au diable mënumaa bañ dara démb parce que damaa xooloo Macky Sall ma di ko bëgg sama xel xalaat. aywa nga ni wóorugul ndax di nga bokk ci ñooñu nga wax léegi ci candidature yi jëm ci wàllu élection yi bu wóoree masalan ñu jàpp ni loolu entre guillemets mu wóor. bu boobaa ci ban localité ngay. bu dee élection locale yi ñaari possibilité rek la am. muy. Dakar Plateau parce que foofu laa. Dakar mii mu Aliou Ndoye mi. mais foofu laa inscrire man. foofu laa moo dee dem moo di bokk ci liste foofu laay bokk. wala bokk Dakar d'une manière générale def la ville de Dakar. parce que 2009. moi j'étais candidat à l'élection municipale de la ville de Dakar. j'avais une liste mooy bëgg-bëggu askan bi at moom amoon na ñaari conseils municipaux ci ville de Dakar amoon ñaar Dakar Plateau je crois amoon nañ 4 Grand Yoff ba 5 ak Parcelles Assainies donc loolu defoon naa ko ba pare man bi may ñëw APR damaa indaale woon sama poste conseiller municipal booba jàpp naa ne waa APR ñi ci ñeme woon a yëkkati seen loxo di laaj ab dëkk. waxuma la ville de Dakar. bëriwut boobu bëriwut xëy na léegi bi Macky Sall faloo ñenn ñi yor ndomboy tànk bu ñu lambee seen poste mu fees ñu defee dara tëw leen waaye loolu moom mi ngi suñ kanam. li yàlla di wax ku ñeme dañ laa dee non affaire politique ku ñeme da ngaa sàcc la su nañ ko tudd loolu yor duy sa loxo ba mu fees sa poste ba mu fees sa xaalis nga ñëw bëgg koo jënd nit ñi loolu aussi bokk na ci feebaru Sénégal comme Cheikh Anta Diop daanaka politique bu Sénégal mooy kaay sàcc ma nax la waaye da ngay ñëw alalu réew mi nga jël ko di ko jox militants yi wala clients yi ñu jàpp ne ñoom dañ lay nax fekk yow li nga leen di jox ñoom nga ko sàcc parce que nag politiciens yoruñu duñ fabriquer xaalis dañuy sàcc xaalisu réew mi. waaw xam nga directeur des impôts bu ñemee di maye kay sëñ bi impôt bi dem na fu mu war a dem. ay jamono directeur des domaines sax defe naa. waaw ay jamono dafa mel ni am na loo xamante ni yaa ngi ko fi doon wax. ñu indi ko ay coppite ci wàllu rek élection locale yi ne. moo di ni ñu fexe ba jàppale ñi nga xamante ni ñoo dëkk ca gox ba naam sax amuñu doole mais nit ña fonk leen. absolument xam nga boo gisee élection locale nekkatul élection locale parce que boo xoolee fondamentalement ay parti politique ñooy xëccoo localité yi damaa jàpp ne élection locale daa war a nekk affaire population locale. xëy na du fi xaj mais man proposition bi ma defoon ñoom Abdou Mbaye dans le cadre du CRD mu ñii la mooy bu ñuy def liste yi ñu jël maanaam 20 ba 30% ñu bàyyee ko jeunes yi nga xam ne amaguñ 35 ans ñoom lañ koy jox bi des ñu def appel à candidature maanaam mën ngaa dem peut-être 40% yi ñu def ko appel à candidature maanaam quartier bu ne ñu def appel à candidature seet ka fa bëgg a nekk conseil municipal wala waa quartier bëgg mu nekk conseil municipal yooyu yëpp boo ko boolee suñu ñëwee ci conseil municipal dootuñu fa nekkal ay parti politique parce que dama jàpp ne quartier yi daayira yi marché yi ASC yi bu ñu fexee ba kuréel yooyu benn bu nekk ñenn ñu ne ci am ñu leen bokkal ci conseil municipal bi conseil municipal dootu nekk affaire parti politique or tey jii boo xoolee les conseils municipaux yii fi ne ak ñi bëgg ñëw ñëpp 99% ay politiciens la te nag ma jàpp ne pouvoir local daa war a nekk loo xam ne waa gox bi ñoom lañ fay gis waaye duñ fa gis ay parti politique et malheureusement loolu boobu soppi ñu defaguñ beneen soppi bi ñu war def jàpp naa ne Sénégal soxla wut 557 communes damaa jàpp ne dañ ko war a wàññi arrondissement yi la ñu war a defi commune bu ko defee ñu ne communes yu yaatu yu am doole muy 133 communes lay doon boobaa imagine Dakar département Dakar nga xam ne moom xaj na ci poos nga def fi 19 communes parce que loolu socialiste ñoo ko defoon commune maanaam seen responsable bu ne ñu dagal la commune mais loolu dafa war a deñ te jamono yi li ci metti mooy bi fi PDS ñëwagul ci nguur gi da ko doon xaas bi mu faloo mu bàyyi ko noonu ku ñëw daal ku ñëw rek maanaam ma arrangé la parce que nag xam nga séddale 19 moo gën a yomb séddale 5 te politicien moom ginnaaw daa bëgg a cëru li ñuy séddale lu mu gën a rëy moo ko gënal encore une fois li ñu ciy jàngat dëgg-dëgg mooy gis nga Sëñ Fall nañu wax dëgg Sénégal gii nu ne moom politiciens yi waxaguñu wala wanaguñu xar kanam boo xam ne la leen tax a jóg mooy askanu Sénégal askanu moom dañ koy jëfandikoo rek. am na nag loo xam ne war xam ñoom wan nañ ko askanu sénégalais ba ñu gis ko. ba sax ay nit yi kilifa aada di ci dox ba sax am ñu ni dañ ci def pacte boo xamante ni dañuy bëgg ñàkk violence am ci politique bi arène politique bi tàmbali naa tàng de. day baax nga naan gisagoo dara sax li tóor la rek. gisagoo doom yi parce que la xew ci Ziguinchor moo tax may wax. mooy raw lii bëgg a ñëw gën a garaaw loolu. déet waay sëñ bi Jaxate moo gën a garaaw xam nga affaire bi du question de pacte. c'est que Sénégal depuis 61 ans
dañoo tàmm di def violence politique te kenn du def violence ba dara fekk la ci. Senghor 1963 40 personnes la rey fii ci Ndakaaru mooy élection présidentielle bi njëkk moom moo nekkoon candidat wax ne ku bëgg a nekk candidat da ngay am parrainage su député booba député yëpp moom lañ faraloon beneen candidat mënu woon a bokk nit ñi wàcc mbedd mu rey ci ñeent fukk ba suñ joon yàlla gi amul procès 1960 ba 2000 ñaata nit ñoo faatu ci violence politique ci nguuru parti socialiste dara mujj impunité 2000 ba 2012 ñaata nit ñoo faatu ci affaire violence politique ci nguuru Abdoulaye Wade mujjul fenn 2012 ba suñ joon yàlla tey ñaata nit ñoo faatu ci nguuru Macky Sall ci violence politique ñi ci mujj mooy 14 morts yi deewoon ci les événements de mars c'est-à-dire day réew moo xam ne y a beaucoup de crimes mais y a pas de criminel ñaata nit ñoo faatu Casamance avec ci loxo MFDC am na ñoo xam ne sax dañu leen a lakk dagg leen gisugoo benn prisonnier boo xam ne MFDC la bokk c'est-à-dire réew mi dafa am ay crime sans criminel maanaam impunité li may wax ne impunité mooy suuxat violence mooy suuxat fitna politique loolu moo am Sénégal du affaire u pacte bi ci gën a gaaw mooy ñu dindi impunité ci réew mi regardez ce qui s'est passé à Ziguinchor ba suñu yoon yaay tey amul benn enquête bu ñu ci dirigeant mais sëñ bi loolu dafa garaaw ku ci nekk ñëw nga wax ku ne ñëw wax kan la ñuy gëm kenn kii war a wax procureur de la république la moo war a diligente une enquête wax gendarmerie ñu xool kan moo def autosaisir directement ka nga xam ne moo tooñ ñu teg koy daan bu ba léegi xalam du ko xalaat moo tax ma jàppee gis nga bu nu deful ndànk Sénégal li dal Liban wala Libéria danañu dal maa wax loolu Sénégal fi mu jëm ci violence kenn mënu ko téye te Ziguinchor boobu tax ma ci taxawaat moo di ni Macky Sall dafa war a dem dafa war a dem ñi ngi jóge ci violence comme ni nga ko waxee ni procureur waxul maanaam amul lenn lu ci leer ci X moo def wala Y entre Doudou Ka la woon ak Ousmane Sonko président Macky Sall wala fa dem est-ce que moom ci jamono bi warul sax maanaam foofu moo war a dem xam nga coow li ci xaw a compliqué mooy man li ma ba jàpp mooy waruñoo jàppee ne Casamance daa bokk ci Sénégal ba président de la République war faa bañ a dem ndax violence dafa am je crois que moom fu mbir am fu violence am sax dafa war a dem d'ailleurs pour nag yëkkati kàddoom ci loolu pour ñu saafara ko pour ñu dindi ko ba nga xam ne jeex na ci réew mi alors donc man mu dem fa du suma problème l'essentiel mooy bu na fa demee taxawaayu président de la République parce que nag Casamance dañoo sonn ci violence bi am na jéego yu bëree bëri yu mu fa dox wax dëgg yàlla tey jii jàpp naa ne mbeddi Ziguinchor ëppul insécurité mbeddi Ndakaaru loolu góorgóorlu bu wér-wér boo xam ne def nañ ko ci at yi weesu sécurité am na Casamance la fa des ko ne mooy ay quelques banditisme ay wuy yu bokkoon MFDC amuñu xëy di jor seen gànnaay les bandits de grand chemin bandits de grand chemin moo tax ma jàpp ne war dafa dem non seulement pour la mu fa jot a def mu wax ko nit ñi mais mieux mu déglu waa Casamance déglu seen doléance moo tax ma jàpp ne booy dem waru koo def affaire politique dafa war a nekk loo xam ne président bi mooy dem bu demee mu déglu waa Casamance c'est-à-dire tous les segments de la Casamance les jeunes jigéen ñi baykat yi ñoo ñëpp mu déglu leen kenn ku ne wax nag ban Casamance la bëgg su ko defee bu boolee loolu mu def programme boo xam ne li ñetti at yi ko dese ci président de la République mu jéem koo def noonu parce que nag Casamance dafa stratégique or dafa booy xool ci jafe-jafe yam am tax na Casamance retard te man dama jàpp ne retardu Casamance retardu Sénégal la parce que Casamance njëriñ ya fa nekk bu ko Sénégal jëriñoo gëw ma ne daañu amati luñ soxla bitim réew. ñu dem jëli sunu xaalis ñëwaat mu direct seen émission hashtag news di ci dalal honorable Moustapha Diakhaté Maodo Fall Babacar aywa. hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. ci violence yi sànq maa ngi koy wax nga ni baxagul dana gën a bax. non day gën a garaaw waaw day gën a garaaw donc est-ce que. day gën a garaaw li ñëw gën a garaaw. voilà donc est-ce que tolluwuñ donc foo xamante ni comme ñu koy yenn ci ay acteurs politiques doon bëggee ñu jox leen vraiment ay gardes rapprochés yoo xamante ni bokkul ak seen i gardes rapprochés. waaw donc xam nga milice ay milice lañ yoruñu garde rapproché muy opposition muy même Macky Sall yor nañu milice ñu naan les calots bleus là les calots bleus wala marron beige marron du feu ça c'est des milices politiques non mais attends maintenant nag dana jafe pour bu dee élection locale liste bu ne nga yóbbal fay garde corps loolu moom c'est très compliqué li nga xam ne moo war a am mooy ñun ñii def politique ñu war a génne violence suñu xel gis nga Cheikh Anta Diop man foofu laa yaroo ci politique gis nga bu daan wax ñun la wax xale yi ne leen ni bi ma seen bàyyi wóoloo ci ba bàyyi maa ngi yéen damaa fas yéene ngeen delluwaat seen loxoy bàyyi ba te dara du leen dal Cheikh Anta musul jël gone di ko jëfandikoo ci xeex politique am malheureusement loolu moo xew léegi da ngay woo xale yi génn leen ci mbedd mi kaay leen ngeen xeex kaay rayante pour protéger ma mais c'est inacceptable parce que yooyu ñuy def 1960 léegi li fi dee ci nit ci violence politique déggoo ci benn doomu politicien déggoo ci bàjjonu politicien najaayu politicien baayu politicien ay doomi jàmbur lañ jël di leen rey di leen xeex loolu moo war a dakk
loolu nag pour mu dañ politiciens ñoo ko war a dindi mais nag pour politiciens yi mën koo dindi. il faut que yoon di mën a dal ci seen kaw dal bu métti ba xam ne ku ci def lu mel noonu ñu teg la daan yoo xam ne sa xel dootu ko xalaat. il faut un ordre juste maanaam justice di def yoon liggéeyam képp koo xam ne wàcc nga yoon ñu tegaal la ci yoon parce que nag bu fekkee nit ñi dañuy wàcc yoon di teg jaar ci ñàll wi ñu di leen ci bàyyi yoon yi moom dañ ko bàyyi di jaar ci ñàll wi te ñàll baaxul. aywa ba tey rek mu di seen émission hashtag news li ma dese ci waxtu bariwul ji ci daal rek honorable Moustapha Diakhaté waaye dinaa ñëw ci lenn mu di ni njiitu réew Macky Sall kañ nga ko mujjee dégg wala gis. non dégg moom sa xarit la. non dégg yàggul def naa ne. yàggul daal non dégg yàggul ci jamono ji mu nekkee Dubaï parce que dafa am benn coow lu amoon ci réew mi. ci wàllu diine. ba ma ko yëgee woo naa ko wax ceeg moom. wax ko xalaat waaw wax naa ko ne ko boo gaawut caaf dina faj. ba ma ko waxee wax dëgg yàlla tontu na ma. macha allah waaw jël ci matuwaayam. xëy na man koo xam mooy yooyu xewoon coow yi xewoon Tuuba. waaw loolu moom wax parce que nag gis nga man bu mbir xewee damay fàtte sama digganteeg moom li ci jafe. ndax nag doole li ma bëgg mënuma ko. moom moo yor doole ji. moo yor les forces de défense et de sécurité. te ginnaaw booba jamono jooju jàpp naa ne forces de défense et de sécurité foog ñu dugal seen loxo ci mbir yi pour coow lañ bëggoon a def bañ a am moom rek moom laa amoon. ma bind ko message mu tontu ma. ma wax ko ne ko nangam ak nangam mi ngi bëgg a am soo gaawut mu jaax dana fàcc effectivement mu jël matuwaay yooyu la jël. ba aar ñi nga xam ne ñoom lañ doon bëgg a dal seen kaw. macha allah Dubaï googu laay des ndaxte ñëw na fa. am xaw ma ndax ne Dubaï mel moo ko xiirtal ba mu def fa ab déclaration ni léegi sax Sénégal am na yoo xamante ni dañ ko fay bañ maanaam ay teg fu la neex maanaam wàllu propriété cat geeg ñoomin seen xam naa la mu fa gis da ko gondi comme li may waxee saa su ne ci 6-9 ni sunu président la waaye dañu nemmeeku ne effet d'annonce da koo mën maanaam bu tàngee rek day wax dara ju baal ma ci kàddu gi parce que ay mbir la ay fait yu fi nekk la mu wax loolu ñu ñëw ñu teg ci une semaine ñu dem conseil des ministres mu indiwaat cleaning day sama problème nekkul foofu Moustapha honorable xam nga fan la nekk mooy que ni cleaning day buñ ko waxee suñu xel dafay dem ci macha allah ñi nekk ci mbalit mi waa UCG problème boobu ñi nga xamante mooy concessionnaire yi ci même instant boobu concessionnaire yi ñu ngi dànkaafu ni ñoom bu ñu deful ndànk nañ dem ci grève parce que UCG mi ñuy tagg tey amel na leen juróom-ñaari weer yooyu fayut quelle contradiction waaw non seulement il y a contradiction mais pour la déclaration bi mu def Dubaï moom dafa yett Sénégalais noonu la ñu waxante dëgg moo wax ñu déglu daal xam nga am réew mënoo koo yor Sénégalais yi fal la di la fay weer jox la seen alal di la ci liggéeyloo ngay dem bitim réew di leen xaas loolu du taxawaayu kilifa rawatina doolu li nga xam ne ñoom moom la leen di xasee moom moo ko war a saafara parce que nag amul benn réew bu set am réew dañ koy setal Dubaï gee moo gis mu set ay kilifa yi Dubaï ñoo setal Dubaï Rwanda gam gisee woon set ba ñëw fi naan cleaning day ay kilifa yi politique ñoo setal Rwanda kon moom su bëggee mel ni bu bëggee Sénégal mel ne Dubaï wala mel ne Kigali wala mu mel ne Paris ni ko Senghor doon digaale c'est que Paris Dubaï ak Kigali dañoo am kilifa politique yu mat kilifa rek c'est tout donc yooyu muy wax da ko war a bàyyi te def te jëf et puis problème man bu balaa bëgg dañu naan cleaning day waaye cleaning day nag dàqul set setal ci nopp te set setal gone Ndakaaru ñoo ko créé amoon na fi de mais set setal xale yi Ndakaaru ñoo muy une mobilisation citoyenne dëkk bu tedd bee Touba mais jigéen ñi ñooy nettoyé dëkk ba tous les jeudis tey jii boo demee ci mbedd ba ñang boo demee Touba tey mbedd yëpp ay jigéen ngay ba lay suuf si ñuy lay suuf si di ko bale te kenn du leen fay xanaa ñu di ci xaar xanaa toyaaba kon encore une fois loolu Macky Sall di waxee Dubaï waru ko fa woon waxee waaye su bëggee réew mi set moo war a yor ci mandarga kilifa guy seetalum réewam parce que am réew du set dañ koy seetal. en tout cas xaw ma cleaning day wala pas cleaning day de toute façon ñi nga xamante ni. ñoo di war a fay. yow naka nga yoreel bor nit juróom-ñaari weer naan na dëkk bi set te yow ñi seetal yaa et puis dafa am lu ci nekk lu ñu ci biir nag encore une fois. gis nga seetal dëkk. affaire ville la du affaire état. il ne revient pas à un état di créer ay UCG pour ñuy nettoyer mbedd Dakar léegi tey moom ñi ngi nettoyer mbedd Dakar waaw mbedd Dakar yi lan la gën a mbedd Taïf wala mbedd Tiit wala mbedd Tivaouane ba état di war a nettoyer mbedd Dakar di fa bàyyi mbedd dëkk yooyu noonu nañ arrêté te jox ville yi seen i compétence ak i moyens ñu nettoyer seen dëkk ba mu set te bàyyi caaxaan yi affaire boobu c'est la politique politicienne. politique politicienne am na benn question boo xam ne suma question perso la moom dama ne woon balaa émission bi di jeex dinaa ko wax parce que dama lay suivre bu baax a baax ci say page Facebook. man dama lay jàppale sax un révolutionnaire man noonu laa koy jàppale. benn bi ma si jàpp mooy Colin Powell bi mu génnee àdduna am na poste boo def. oui xam nga Colin Powell daa demoon ci Nations Unies ne Irak dafa yor ay armes de destruction massive ba ci wax joojee ci la Amérique jóg bombardé Irak lakk réew ma
ba rey seen président de la république tey jii leer na ñëpp ne la Colin Powell doon wax dara du ci dëgg moom ci boppam dem na ba sax xam ne li mu wax du dëgg waaye nag ñàkk la mu wax te du dëgg bokk na ci tey jii li indi terrorisme ci àdduna moo tax boo yoree ndombu tànk ak foo ko mën a yore la ngay wax war na cee jiital dëgg moo tax bi may tàmbali suñu waxtaan man yàlla nañ fi wax dëgg sama njëriñ parce que bu doon bu fekkoonte ne fenut askan wi la xew Irak du fa xew te la xew Irak moo jur alxayda yi ngay dégg ak Daesh ak Boko Haram yi ba egg Afghanistan kon leen kàcc yooyu mu kàccoon ci Nations Unies moo taal adduna ba agsi Mali waaw moo tax xam nga nag tubaab yi américain mu faatu ñu bëgg ñu ne waa ji moom nit ku baax la c'est vrai suñu mbokk nit ku ñuul la waaye man nag dëgg moom moo ma gënal der bu ñuul waaw nit ku weex kuy wax dëgg moo ma gënal ku ñuul kuy fen te nag fen ba taalu adduna moom dafa garaaw sa kàddu bu mujj waxtu bi jeex na bu wax kàddu gu mujj ci émission bi donc ci émission bi waaw wér yàgg fi macha allah xanaa gën a matti la rek jàpp naa ne xëy na maa ngi sant yàlla fekkee li ñu fa am na njëriñ bu amee dëgg-dëgg nag maa juum di leen gërëm ci invitation parce que damay wax ne man maa leen amel ngërëm ndax politique man pour man yaari yëpp rek la waxal askan wi ak wax ak askan wi ku nekk ci yaar yooyu nag ku la jox micro yow lay dimbali kon nag fi maa ngi leen di gërëmaat di leen santaat ñaan yàlla ñu desiwaat fi yeneen jamono incha allah jërëjëf mu doon seen émission hashtag news doon ci dal honorable Moustapha Diakhaté Mamadou Fall Babacar Kane doon leen ko dégtal ayu bés bi ñu dëgmal dinañ fi teewaat incha allah li nga xamante ni moo di YouTube bi 14h di ngeen amaat replay bi gannaaw vibe-radio.sn application bi ci ñu teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci Facebook Twitter Instagram sunu chaîne YouTube ak it ci canal bouquet numéro 557 jàmm ak jàmm